الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله مرشد من استرشد وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله ومن اقتفى واهتدى بهديه إلى يوم الدين أصحاب المعالي إخواني وأخواتي في الله لله وإلى الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala. mbokk jullit yi gannaaw ba ñu musloo ci bakkan ak seytaane yàlla nañ ci yàlla boole musal ñun ñëpp. amiin. ñoo ngi tàmbalee wax ji ci turu borom bi subhanahu wa taala te di muslu ci seytaane ak bakkan. di sant yàlla bu baax ba ñu mayee ñu fekkee ko ay ati at mu di jouru laylatul qadr ñu fekke ko daaw def ko fekkewaat ren di jàngaat di sant suñ borom subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ni moo mottali yonent yi tey moo gën ci mindeef lépp lu yàlla bind moom moo ci gën moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. gannaaw loolu nag ñu nuyu képp kuy jullit moo xam góor nga moo xam jigéen nga di teg kàddu nuyoo yi ci loxo suñu lijaay di lijaay Magay Seck di teg ci kàddu nuyoo yi suñu tanta suñu yaay di Adja Fat Seck ñoom ñëpp ñu tegal ñu ko ci seeni rakk ak seeni mbokk yëpp daal di ñaanal suñu maam bi fi jógee temps yi yëpp léegi te yàggul mu di Mamadou Seck Diatta di ko ñaanal yal na ko yàlla xaroo aljanna firdaws te yàlla it wàccuñu ci ginnaawam ñu koy yàgga ñaanal si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu joxoon ñu tem nag ci lu ñuy wax fiqh ci koor tey war nañoo xam jouru tey bii ban jour la lan mooy njariñam ndax jouru tey bii moom la naan jouru laylatul qadr mooy guddik laylatul qadr te guddik laylatul qadr soo ko déggee mooy guddi gi nga xam ne ci la yàlla di dogal laylatul qadr al qadr mooy firi dogal ak laylatu mooy firi guddi laylatul qadr mooy guddi gi nga xam ne yàlla ci lay dogal guddi googu nag doon guddi gu am importance ci xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam am importance ci suñu borom subhanahu wa taala moo tax dañ doon laaj yàlla kañ la wàccee alquran yàlla wax ñu ci suratul baqara ni shahru ramadan alladi unzila fihi alquran ni ñu de shahru ramadan weeru koor man yàlla ci laa wàcce alquran kon ci alquran ci weeru koor lan ko wàcce ñu ni waaw moom ban guddi la war a doon moom weeru koor boobu ban ko wàcce guddi googu nu mu war a mel guddi googu war na riche de suñu borom tontu ñi ci suuratul duxaan ni xeemim wal kitaabil mubin ni fii laylatin mubarakati inna kunna munzirin nee na ci guddi goo xamante ni yàlla da koo barkeel lan wàcce alquran kon ci guddi gu yàlla barkeel la ñu ni waaw guddi googu ban guddi la war a doon yàlla ni inna anzalnaahu fii laylatil qadr ni guddi googu mooy guddi gi nga xam ni ñun yàlla man yàlla ci laay dogalee mooy guddi laylatul qadr te buñ fàtte ni daa waxoon naa ko ñu jaaraat ci comme la répétition est pédagogique ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dani 5 yi yàlla da koo nëbb ci nit ñi 5 mbir yàlla da koo nëbb ñu ni yan mbir ak mbir la mu ni laylatul qadri guddi goo xamante ni yàlla da koo nëbb ci guddi yi ñu ni ak ban mu ni heure bi nga xam ni suñu borom subhanahu wa taala ci lay nangu ñaan ci bésu ci guddi àjjuma am na ci heure boo xamante ni
suñu borom subhanahu wa taala ci lay nangu ñaan ñu ni yàlla da koo nëbb ci heure àjjuma yi heure guddi àjjuma yi ñu ni ko ak ban mu ni guddi heure bi nga xam ni nit heure bi nga bàkkaar bi nga xam ni mooy yóbbu nit safara kon xam nga ni bàkkaar yi am na bàkkaar boo ci xamante ni mooy yóbbu nit safara mu ni ko bàkkaar boobu suñ borom subhanahu wa taala da koo nëbb ci bàkkaar yi ñu ni ko ak ban mu ni tuyaaba bi nga xam ni mooy yóbbu nit aljanna tuyaaba yi lu ñuy bari bari am na tuyaaba boo xamante ni soo ko defee rek yàlla yu dugal la aljanna ñu ni ko mu ni boobu yàlla da koo nëbb ci tuyaaba yi mu ni ko ak ban mu ni ko wëlliwu yàlla yi ñooñu yàlla da leen nëbb ci nit ñi moo tax nit koo gis warmaal ko te bañ koo xeeb ndax suñu borom subhanahu wa taala moo ngi wax ci hadisul qudsi naan man aada li waliyan faqad fa'zantuhu bi harb nee na man yàlla képp ku noonoo sama benn waliw sama benn nit man yàlla ma déclaré la guerre te ku yàlla déclaré guerre mbugal rek moo la cay fekk yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañu yàlla bëggloo soppaloo nitam yëpp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit ñi nag di wër laylatul qadri boobu ni laylatul qadri boobu fan la war a nekkoon ci koor gi comme yàlla wax na ni ci weeru koor la ko wàcce ñu dem ci benn xadiisu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi naan awwaluhu rahma ni wa awsatuhu maghfira ni wa axiruhu itqun min an naar wa axiruhu itqun min an naar nee na mu ni 10 premiers jours yi nee na jours yooyu jours yu yërmande la mu ni yeneen 10 jours yi ci topp mu ni njéggal la yàlla da lay jéggal say bàkkaar ni nag yeneen jours yi mujj yi yàlla da lay goreel ci safara yàlla nañ cee yàlla boole ndax soo demee suñ borom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ngi wax qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha azza wa jalla fi kulli laylatin min ramadani 600 alfin atiqin min annaari fa ida kaana axiru laylati a'taqa allahu bi adadin man mada Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na moom yàlla moo def na nag barke ci guddi yépp nag ci guddi weeru koor yépp nee na guddi yépp nag ku koy naafila nee na yàlla ba pare di ko woor normal nee na yàlla dana la goreel ci safara 600 alfin mooy 600 000 fois yàlla goreel la ko ci safara mu ni nag fa iza kaana axiru laylati a'taqa allahu bi adadin man mada nee na jour yu mujj yi nag yàlla dana la goreel ci safara loo xamante ni kenn mënu koo lim moo tax ñu gëm ni kii boobu laylatul qadri boobu moo ngi nekk ci 10 guddi yooyu nga xam ni yàlla moom la gën a barkeel ci guddi koor yi te Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indiqué ni wan ni ñu jour boobu nag jour laylatul qadri moo ngi nekk ci dernier jour yi muy dernier jour yi dernier guddi yi la ne ñu wax mu ni nag guddi boobu dafa doon guddi boo xamante ni dafay tóol dafay impair mooy dafa war a doon 21e guddi 21e nuit wala mu doon 23e nuit wala mu doon 25e nuit wala mu doon 27e nuit wala mu doon 29e nuit kon yooyu lan ko dàq ku ne xool na jël ba ko doy waaye pour confirmer pour gën a leerlu ci ñun 27e jour bi ñu jël lu tax ñu jël ko mag ñi dañ koo démontrer scientifiquement c'est Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhu am na ci boo xamante ni nee na jaamu Ousmane Ibn Ash moom da daan def chaque guddi laylatul qadri da daan dem ca géej ga di tànk ndox ma di ca naan nee na fu mu daan naanee ndox ma nee na du saf xorom day neex am na kon heure boo xamante ni ci guddi laylatul qadri heure boobu ndoxu géej du safati xorom day neex moom nag fu mu ñëwee mu koy wax Ousmane Ibn Ash
fu mu ko defee mu wax koy Ousmane ibn Ash Ousmane ni ko heure boo mu doonatee rek yow ñëwal wax ma ko ba mu doonee nag mu ñëw wax ko mu dem vérifier nee na jour boobu moo ngi tombanteel 27e nuit kon foofu démontré nañ ko littérairement mais scientifiquement nag ñu ni la inna anzalnaahu fi laylatil qadr ni la suñu borom subhanahu wa taala tudd na 3 fois ci saar bi ñuy wax inna ci alquran laylatul qadri 3 fois lañ ko ci tudd te ci saar boobu la ne muy inna anzalnaahu fi laylatil qadr te soo xoolee baatu laylatul qadri soo koy décortiquer xaraf par xaraf 9 la ndax lala ay la tu ak àll o abd ri 9 la te 3 fois la ko yàlla wax 3 fois 9 27 kon ñun 27e jour bi doy nañu boobu nag Abdullahi ibnu Abbas moo ko génne ñu ni soo demee inna anzalnaahu fi laylatil qadr saar bi soo koy décortiquer di ko jël benn par benn 30 la 30 xaraf la inna anzalnaahu fi laylati alqadr wa ma adraka ma laylatu alqadr laylatu alqadr xayrun min alfi shahr tanazzalu malaikatu wa ruuxu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xatta matla'il fajr soo ko jëlee 30 la te yàlla da doon expliquer laylatul qadri ngëneel liñ ci def bi mu koy expliquer ba ci yàgg ak si ca hiya ba hiya nag mooy hiya day confirmer comme ma doon raconter benn mbir di ko raconter ni mbir moomu daal jéggi na dayoo comme noonu la kon foofu am na lu mu fay signaler te soo àggee ba ca hiya boobu yàlla tudd na 3 fois laylatul qadri ba muy junj nag laylatul qadri ca hiya boobu moo nga tombanteel 27e xaraf kon foofu yàlla am na lu ñu fa bëgg a wan parce que yàlla du ñëw rek leeral mbiram noonu yow yaay def ay recherche pour mën a xam la réalité te soo xoolee hiya boobu nga xam ni mooy confirmer laylatul qadri ni hiya ndax yàlla dañu hiya hatta matla'il fajr ni guddi googu di laylatul qadri de jëm na ba fajar kon am na lu mu fay confirmer am na lu ñu fa bëgg a wan te hiya soo jëlee déchiffrer sooy déchiffrer arabe hiya ha 15 la oui ha 15 la ya 5 la mais soo jëlee hiya nga matta hiya bi kon hiya la lay jox ñaari yaa lay doon soo ko bindee hi ak ya boo xamante ni masque néeg la beneen ha boo xamante ni masque tàll la soo jëlee hi 15 la nga jël première yaa bi 5 beneen yaa bi muy 5 muy ñaata 25 hiya nag xam nga ñaari baat la hiya ñaari baat yi ñaar la 2 plus 5 27 la lay jox ñu demaat dernier bi suñ borom subhanahu wa taala soo xoolee dañu inna anzalnaahu fi laylatil qadr soo xoolee loolu 5 la inna anzalnaahu fi laylati al qadri 5 la ñu ni la noteel 5 nga noté 5 ñu ni la jëlaatal ci inna anzalnaahu bi ba ci 2e laylatul qadri bi nga ni inna anzalnaahu fi laylati al qadri wa ma adraka ma laylatu al qadri laylatu waaw muy 2e boobu loolu 10 la lay jox nga def 5 plus 10 égale 15 nga dem ci 3e laylatul qadri bi nga commencé it sa commencement ba ni inna anzalnaahu fii laylati al qadri wa ma adraka ma laylatu al qadri laylatu al qadri xayrun laylatu al qadri way 12 la nga jël 5 plus 10 plus 12 mu jox la 27 net kon loolu Seex Hajj Maalik radiyallahu anhu ba muy jël noté bésu laylatul qadr bi ci 27e nuit bi kon am na fu mu ko teg fu wóor su ñu dugg nag ci waxtaan bi
te moo di as-sawm koor suñ lay laaj yow rôlu koor lan koor ban njariñ la am suñ la koy laaj nee ko kala koy laaj nee ko demal ci suuratul baqara yàlla expliqué la ko yàlla ni la yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun ayyaman maadudatin faman kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin uxar suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ci suuratul baqara ni yéen gaa ñi nga xam ni nee ngeen gëm ngeen yàlla nee na man maa wàcce koor comme ni ma ko wàcce woon ca gaaña nga xam ni jiitu nañ leen kon nan jàpp ni koor yàlla wàccewu ko ci Seydina Muhammad